salaamaaleykum waa HLM Vision tey ñu ngi fii HLM si koñ bi ñu naan Carré Baye Fall fekk fi ay jeunes fas yéene waxtaan ak ñoom nu ñu dundee feebar bi ak ñàkk liggéey bi nekk si biir HLM bi ak maire bi ba xam mi ngi jàpp si jeunes yi subvention yi ñu ngi koy jot ak yu mel noonu ajo ñu dem sama cameraman Asna ñëw. salaamaaleykum maa leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si sa tur ak sa sant maa ngi tudd Papa Laye Tunkara dëkk HLM 5 Carré Baye Fall. bopp non gars yi teguñu ko seen bopp quoi comme toog bi nii kenn bëggu ko ku nekk bëgg nga jug nekk si ay activité mais ak feebar bi nii léppay taxaw. mais jeunes yi foog ñu jug dem uti lu ñu mën balaa ngaa liggéey dara foog nga dem ut benn formation boo mën a def pour après nga mën see am yenn compétence yi pour mën see yëngu bu baax. mais passion la rek yooyu yëpp ay passion la mais boo demee ba si biir après mën nga am leen loo xam ne da nga siy jàpp mais doo basé wu si football beeg si rab bi yooyu noonu loolu doxul. kon ne seen jàng def ay formation yoo xam ne di nga am benn diplôme boo xam ne après yow même bu football bi doxul ndax football mooy loolu mun nga nekk benn niveau gaañu dootoo mën a continuer rab bi di nga dem ba benn moment tamit nekkul chaque instant ngay mën a rab nga am si leen dem si am si loo jàpp. du jeune HLM yi kese dañ see ciblé HLM rek mais bëri na ñu si bëri ñuy def loolu di ñëw HLM fii dëkkuñu fi dañuy romb nii rek dañuy ñëw rek mais dëkkuñu fi. yenn boy si bëri amuñu ambition seen ambition tox lañ ko def ak naan ak yooyu noonu. moo tax mais ku nekk li nga bëgg def rek ngay def loolu kenn mënu si dara. salaamaaleykum waa HLM Vision maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ku ci nekk ak sa tur ak sa sant maa ngi tudd Marème Thiam dëkk HLM 5 fii. franchement maa ngi jégalu ci kàddu bu ma laaj fii ku ci nekk ak sa vie parce que jigéen rek la mën a doon te jigéen xelam motul en plus te. soo gisee yenn jigéen yu ci bëri kon nu ma laaj léegi nii ñu ciy jëlee ay ëmb nëbbuñu seen vie ay xale am 14 ans ak yooyu noonu du genre de truc c'est que dañoo manque de communication maanaam si père ak mère dañoo manque communication si père ak mère parce que tu sais nit ki mën na dem seen école gis kenn ku sol cheveux naturel dem si yaayam wala si magam sol cheveux naturel mais sunu man boog en parlant de man bu ma nekkee xale jamono ma nekkee xale boog comment dire ñun xamuñu woon greffage xamuñu woon tamit mèche ñun dañ doon léttu karaw wala ñun doon laxas ñuy dem ñuy léttu karaw franchement peut-être loolu seen vie la léegi nii ak àdduna moo changé quoi. dëgg la tu as parfaitement raison sur ça mais ku nekk ak sa philosophie ñoom peut-être seen xel foofu la toll moo tax. ak jeunesse bi léegi nii lépp a changé jamono ji ngay gis nii franchement kenn mënul ci dara parce que lii léegi dafa ëpp loxo ba yow sax da ngay tiit sa wàllum bopp barki yàlla doo comprendre. franchement affaire bi du loola affaire de manque de moyen la maanaam ci lan tey mën nga arrêter sa jàng bëgg ku la dimbali nga bëgg am benn projet soit jigéen yu ci bëri dañuy naan ay prêt-à-porter wala ay salon wala quoi que ce soit du genre. fekk dañu amul moyen amuñu ku leen jàppale ndax jamono ji munoo dem fëgg sa papa wala fëgg sa yaay ne ko damaa soxla benn 200 000 wala 300 000 ndax dañoo am problème familial déjà koo ci fëgg di ko laaj genre somme yooyu noonu dañuy xalaat déjà seen dund avant tout. Pour te dire vrai depuis que je suis née ici au HLM 5 jusqu'à présent musuma xam kan mooy mairie HLM franchement. musuma ko xam te musuma romban peut-être damay rombanteeg moom te xaw ma ko franchement te musuma dugg si ay détails yooyu noonu musuma dugg tamit ci ay domaines yooyu noonu man moom sama vie rek doy na ma sëkk ak barke franchement. merci sama dund moom sama bopp laay lijjanti franchement lépp loo gis nit comment dire lépp loo gis nit di ko def moom la concerné mais man sama vie boog man la concerné. dépendre ma bokk ci kenn. dëgg la ñàkk seet sa copain aayul franchement ndax nit ki dina génn nga fo ne kër copain am la nekk wala day dem seeti copain am wala day def naka sudul noonu alors que c'est pas le cas nit ki day dem pour yitteem nit ki day dem pour ut ay projet nit ki fu mu dem du question de affaire de góor la fay uti ji wala quoi que ce soit non là moom je suis pas assez d'accord franchement ak feebar bii nii. dafa nekk feebar boo xamante ne bu garaaw la xanaa ñu jéem a ñaan yàlla
yàlla fankal ñu ko génneel ñu ko te yàlla sunu borom rek a tax ndax lii lu war a am la kenn mënu ci dara boog dañuy koy sante yàlla bu baax. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa HLM Vision maa ngi nuyu waa HLM bi yëpp maa ngi tudd Ahmed Gueye dëkk HLM 5 Carré Baye Fall. dëgg la man moom fi laa juddoo fi laa màggee ba toll ni ma toll nii waaw mais li nga wax nii tamit man maa ngi tijji fii nii di fi jaay di fi góorgóorlu di jaayante man xëy na man noonu laa gisee quoi moo tax man tamit ma def loolu noonu di si góorgóorlu tamit mais day metti trop quoi comme tey jeunes yëpp nekkul ne mën nañu ñëw def lii nii am na ñeneen ñuy def tamit yeneen façon liggéey tamit quoi mais man moom lii mooy sama gis-gis moo tax man tamit ma jublu si lii nii di si waar quoi te maa ngi siy gis sama bopp maa ngi si góorgóorlu bu baax. HLM xam naa ko mos naa ko gis mos nañ fa dem tamit quoi parce que suñu benn copain buy bokk si fii Pape Mamadou Sow saa yu amee combat ñun mooy tax ñu gis maire bi quoi si moom la ñuy jaaree première fois pour ma gis maire HLM bu ñu demee si combat bi la ñuy wax mu jàppale ñu si lim ñu siy jàppale quoi man loolu moo mës a booleeg maire bi quoi. liggéeyam si HLM du ma ne def na fi lu baax du ma ne tamit def fi lu baax quoi parce que man boo ma dëkk HLM ba léegi nii man li ma gisee HLM noonu laa gisee HLM ba léegi nii gisuma fi changement boo xamante ne mën naa ne kat lii changé na quoi si sama wax dëgg rek laa wax quoi gisuma fi changement man li ma fi dëkkee ba léegi même chose laay gis affaire yi ni mu demee woon noonu rek lay demee waat ba léegi nii quoi. waaw mais mooy yoon maire bu ñu la falee ci benn dëkk da nga war a def loo xamante ne nii nit ñi dinañ gis commune bi dinañ gis changement ci commune bi quoi dinañ gis muy set yenn affaire yu bëri nga koy jéem a def ci commune bi comme yenn affaire yi nii HLM am na ay terrain yu bëri yu nekk fii nii am na hôpital mi ngi fi tamit marché mi ngi fii nii kon loolu lépp moom bu organisé woo ci benn organisation boo xam ne nii mun bu jaaree yoon rek HLM waru soxla dara feneen quoi pour man HLM am na lépp pour ma soxlawul kenn dara ci kenn quoi man noonu laa gisee quoi. dëgg la xam nga tamit nit moom magum jëmm la tey waajur ñoo lay yar bi nga nekkee xale teg la si nelaw nii lañ bëgg nga mel quoi am na ñuy jàng am na ñoo xam ne ñu ngi koy teg si yoon am na ñoo xam ne teguñu ko si yoon quoi te tamit xam nga ñun mënuñu wax ne ñun ñoo war a defar jeune HLM yi ñu si bëri ñun ñu siy waxal côté bu baax la ñuy gisee pour ñoom ñu demee noonu quoi pour gars yi teg ko si yoon parce que beneen côté bi tamit amul sens quoi parce que am na sa live loo xam ne boo ko si dugalee dalay yàqal rek la la mën defal quoi say waaju ngay rusloo affaire yu demee noonu dañu war a góorgóorlu jaar si yoon bu normal jéem a liggéey ñiy liggéey ñu liggéey normalement ñiy jàng ñu jàng normalement lépp loo xam ne mën na yàq sa live tamit bu ko def quoi noonu laa gisee quoi. waaw loolu nga wax dëgg la politiciens yi moom noonu lañ mës a def defe naa ba ma juddoo xamee ba léegi nii man noonu laa mës a gis ñuy defee bu élection ñëwee ñu ñëw woo booy jox ay booy 1000 francs 1500 2000 3000 5000 ñoo xam ne ñu lay jox quoi ku nekk ak doole fu mu toll mu jox la loolu noonu bu la ko joxee bu élection yi jàllee tàggoo na ak yow kon léegi nag ñun ñoo war a xool tamit nu ñuy taxawee parce que tamit weccit boobu noonu ñuy jox booy soxla nañ ko parce que booy bu toog amul dara nga ne ko kaa ma jox la 3000 yóbbu la fii mën na ñëw dem si loolu noonu lu ko fa arrivé tamit seen waa kër ñoo koy mujjee waat jeunes yi politiciens yi ñoo war a changer ni ñuy demee ak gars yi ñu jéem a defar wax dëgg parce que dëgg rek mooy mujj politicien bu nekk si élection boo ko woowee da ngay jot wala moom mu lay woot chaque instant nga koy gis mais li mu soxla bu ko amee dootoo ko gis boo ko woowee day sonné ba sonn du la jël ñu si bëri fi lañ dëkk ñoom sax ñun ñi ngi soxlaante ak ñoom yenn booy ñi ngi fi nekk di rap wala affaire comme Bado mi ngi rap moom mi ngi boxe kon ñun chaque instant dañuy gisante ak ñoom dañuy déggante ak ñoom dañu war a def ñu xoolam ne nii dëgg la quoi ñu teg ay affaires yu leer nañ pour booy yi jaar si ne booy lii lañ leen jëriñ comme projet yi ngay wax ne est-ce que dinañ financer booy si ay projet yooyu man loolu musuma ko dox quoi musuma ko laajte musuma ko lijjanti mais dama si dégg ñu siy wax tamit musuma jum si loolu quoi xaw ma si lu bëri mais loolu la ñuy wax bu dee ñoom mi ngi si formation jeunes yi affaire yi demee ñoom ñu taxaw si loolu la leen gars yi di xaare mais du ay ñëw di wax lu dul dëgg dañoo sonn si loolu boobu ba léegi noonu lay demee dañu war a changer seen wax di wax dëgg wax li am bu leen gars yi soxlaa ñu gis leen mais pour nga gis leen problème bu rëy la te ñoom bu gars yi bu ñu soxlaa gars yi dañuy ñëw gis gars yi nice wax leen li ñu nax ñu comme ni ñu ko tàmm defee nax ñu ba doyal ñu jàppale leen ñu am lu ñu bëgg pare demande waraan ñu ginnaaw loolu noonu du seen njëriñ du suñu njëriñ lii suñu njëriñ mooy ñoom ñu defal ñu lu ñu bëgg ñoom tamit buñ ñu woowee si dëgg ñu fekk si leen si loolu rek laa gisee seen taxawaay si kon ñu ko waaw li nga wax dëgg la parce que jeunes yi war nañu am ay projet ku nekk nga am ay projet africain loolu noonu mooy yow am na loo bëgg quoi si sa live ci sama xalaat bu gàtt am na loo bëgg léegi nag mais yow projet yooyu boo ko bindee tey pour nga dem ba gis maire bi pour jox ko loolu noonu nga ni problème la tey gars yi dañuy gis ne ñoom bu ñu xëyee suba nañ dem lijjanti ji seen bopp feneen noonu la gars yi dina non day jafe parce que man dem naa fa demaat fa mooy combat moomo yi ma lay wax ne box bi quoi gars yi pour ñu gis maire bi lu ne la ñuy daj quoi comme père Gata mi ngi dëkk fii nii saa ñu soxlaa maire bi dañuy dem si moom nekk mu jàppale ñu pour ñu gis maire bi mu gis ñu teg si tamit ñu ngi wax ak moom man su ma ko woowee téléphone bu sonné même bu ma jëloolee après daf may rappelé man loolu ñooñam ne laa xam ne moom maa ngi wax ak ñoom comme ñeneen ñi moom man mosuma seq ak ñoom ay wax yooyu noonu
ñenn ñi parce que man am nañu seen ne moom xam naa leen ñoo xamante ne nii xëy na bu dul dara ñoom mën nga wax ak ñoom su ma soxlaa su ma demee seen kër mën naa dugg toog seen kër wax ak ñoom li ma bëgg a wax ak ñoom mais ñenn ñi moom xaw ma leen damay wax dëgg rek quoi xaw ma leen te tamit ñoom pour nga jot leen day jafe te boo xamee ñi leen xam dañ la naan ay suba booy maa ngi doon wax ak kii après naa la woo duñ la woo duñu wuyu fenn li ñuy dul wax dëgg moom li ñuy wax dëgg maire bi tamit bu dee jox nañ ko tamit pour mu financer jeune HLM yi man sa waay xam naa ni financement yooyu jot si tamit dina xaw a jafe trop. man amoon lu may rus sama life wala lu may calculer quoi man lan laa gëm mooy man li ma war a nekk man ma nekk si quoi ba xam ne su ma xëyee suba lépp lu war si man rek man ma defal ko sama bopp man noonu laa gisee quoi ku am looy xeeb nag xëy na yow yaa xam lu tax ngay xeeb loolu noonu tamit yàlla na nga gis lu gën loolu ngay xeeb parce que tamit fii métti na météo boo xamante ne man la sa waay temps bi nu mu demee nii boo mënee jàpp si dara nga góorgóorlu si loo si am bu dee doy na la journée sax baax na quoi man foofu laay gisee ku am lu muy xeeb nag gaan xëy na moom moo xam la moo tax muy xeeb loolu noonu waaw te tamit bala ngay xeeb tamit day fekk nga am lu gën li ngay xeeb tamit quoi da ngay jàpp ndànk-ndànk rek laa fi mun na la si génne quoi te booy góorgóorlu ko wàññi boo gis si benn lay commencé waaw nga def ndànk-ndànk rek jaayante jàll si leneen quoi incha allah yàlla baax na jaajëf. waaw ni ma ko jàngatee mënu ma ci dara dama bëgg yàlla génne ko fi rek ngir jëm Serigne Touba ñem ne si jàmm rek ku nekk sa activité kese ngir jëm Serigne Bamba kenn du Serigne Touba dina din lépp ngir jëm Serigne Bamba waaye yàlla waaw loolu dëgg la mais tamit comme loolu mënut a ñàkk parce que tamit bañ a joxe loxo rek parce que kenn xamul ku fi dugg si ku fi du dugg yéen fi ngeen dëkk ñun yàgg nañ HLM ñun macha allah ñun xamante nañ suñu biir mais tamit gis nit tamit di ko jox loxo tamit ça se fait pas. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen nuyu di leen sant HLM 5 laa nekk nii ci carré Baye Fall bon ñu ko xamul bon peut être ñu ko dëkk tam dañu xam fi fan la quoi Sega laa tudd Sega si di leen sant di leen bëggee di leen siyaar ci ñaan yàlla affaire bi fi ñëw nii suñu borom teel ko boppam dindiwaat ko moom rek mu ci mun dara ñu ngi ñaan ci kattanam ak ci mën-mënam mu teggi li fi ne ci àdduna bi yëpp surtout ci dëkk jullit yi ak dëkk ñëpp tamit ba kañ bañ ci lorole kenn bañ ci yàqule ñaan yi ñu wax ñi def ko te tam toog suñu kër yi tamit moytu tamit baax na ci daal. trop maay booy foo ko nattu weesu na ko metti na mais nag lépp delloo suñu bopp suñu borom waaw delloo suñu bopp suñu borom parce que lii moom la soob moom la neex dëgg la neexul tamit nga xëy ba suba ngoon war a xëy dem wuti dem marché jaayi baa nga dem magat baa nga am ci loo ne ci loo yëngu yaa xam war a dem ñu ne la bon génn yi dañ koy arrêté métti na parce que am na ñoo xam ne noonu ñuy dundee quoi dañuy dem pour ñëw régler xamuñu fin du mois ñun dañuy génn dem régler ñëw suñu tëjee lépp day métti si ñoom ñii dootuñu dunduti des na tuuti bu ci yàlla jógul dana métti buñ naxante ko xam nañ ñu xew nañ ñaan yàlla moytu bu baax a baax ñaan xam nga gën a sawlu daal gën a xool daal bu baax a baax métti na moom ñàkk déjà liggéey amul woon su feebar yu ñëw encore gën a tënk nit ñi day gën a métti ñu wax ko ak ñu bañ ko wax métti na trop foo ko nattu weesu na ko may booy. fii ñu am jom am ambition ñoo fi dëkk bu dee diplôme on a des bacheliers quoi ñoo xam ne jàng nañ am licence nekk ay chauffeur am na ñu fi jàng am licence lijaasa lu ñuy wax soo ko amee war nga mun liggéey am na ñu ko fi am ñu ngi fi duñ fi jeex qualification ci ouvrage benn ci man am na ñu ko fi am ak julo mi toog am na ñu ko fi am da di léegi soo amee dara pour jox ko nit da ngay dem préféré jox ko fooy amee dara te soo amee chantier préféré koo xam ne c'est un professionnel xaama jox ko liggéey bi da nga naan non xaama yóbbu jox ko ñoo xam ne danaa fa am dara ba muy parce que kii nit ki bi muy jàng métier am fa metti mu jàng ko lu sori mën ko maîtriser ko su demee ba gisatul lu mu liggéey day toog parce que nit ki doo ko forcé na jox ma liggéey qualification ngay am nit ki doo ko forcé na jox la ma liggéey da ngay ñëpp da ngay xam ne koñ bi am na un expert ci électricité wala ci peintre wala ci groupe nga xam ne ñii il gagne des marchés mais suñu la ko joxul mënoo dem forcé leen pour ñu jox la ko. non moytu ma njëkkee ko sama bopp moytu du affaire gouvernement de suñu affaire lu ñun population bi nañu mayante distance 1 mètre nañu moytu di dugg ci carré di jàpp c'est-à-dire suñu ñëwee lu ñu war a njëkk a def ci biir kër yi mooy raxasu boo lekk raxasu boo gën demee ci toilette raxasu looy def raxasu hygiène du affaire gouvernement parce que gouvernement bi ñoom li ñu am nañ ko seet nañ am nañ jumtukaay bi am nañ ko ñun dañ nag
nekk ci mbedd mi di liggéey di dem ci ñëw ñun ñoo war a moytu xool suñu bopp gëm suñu bopp xool li ñuy wax ni feebar bi ça existe teeluñu ko gëm mais xam nañu léegi dëgg la mais Sénégal nag dafa mës a set moom boo koy wax ci Sénégalais moom macha allah dañuy dolli gën a moytu gën a sellal mais moom mi ngi fi dëgg la HLM Carrefour la dox tase la mais lépp moytu teel a dugg sa kër te booy dugg loo def chaque 15 minutes raxasul sincèrement parce que man su concerné population bi rek man gëmuma affaire parti mooy président Sénégal yëpp daal man ni suy wax am vision quoi jëmale ko ci population bi man dama nangul naa ko démb li mu wax moom rafet na discours bi moom ça a été quoi sincèrement ça a été rafet na te ñun la concerné mun population bi comme chaque jour damay dellu ci li ma waxoon sànq rek ñun la concerné population bi rafetlu naa discours démb moom ça a été quoi. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi nuyu ñëpp ku si ne sa tur ak sa sant ñoo ngi ci jàll bi daaray Cheikh waaw fii la ñuy toog fi mooy suñu chaise ñun waa koñ bi quoi chaque jour ñoo ngi fii waaw. ah feebar bi xanaa sant yàlla rek comme boobu ba léegi nii amuñu si cas te tamit biir HLM daanaka gaa yi ngi moytu quoi sincèrement gaa yi ngi moytu parce que HLM daan na gën a xumu nii quoi daan na gën a rëbee nii te xam nga te ba léegi nii tamit dégguñ ci lenn te gisaguñ ci lenn te ñoo ngi sant yàlla tamit te yàlla bu fi kaa am tamit te yàlla suñu borom waxuma sax kaa yàlla dimbali bépp Sénégalais ak africain yëpp ak européen ñi ko am ak ñi ko amul yëpp yàlla dimbali te sàmmuñu waaw. ah mais loolu de baax na moom li mu def noonu moom baax na ay raxasukaay yooyu yëpp ay xeetu dóor la quoi man yooyu gëwuma ko parce que ku raxasuwul sa kër wala ku setul sa kër mënoo génn si mbedd bi mën a set quoi sincèrement waaw. non mais non HLM daan na waroon na gën a nekk HLM quoi HLM bu njëkk HLM léegi HLM lan moo si soppeeku amul leen lu soppeeku amul non du loolu HLM waa vrai mais doxewul ni HLM nag dafa am ñu rax moo tax HLM soppeeku léegi mais un vrai doomu HLM même soo demee ba Mauritanie ñu ne HLM nga dëkk noobul ngay doon HLM dafa am ñu rax moo tax HLM léegi changé man fii laa juddoo fii laa yaroo 1 ba 6 ba Colobane ñu bëri xamante nañ ndax football beeg yenn relation yi mais HLM waa moom non du changé xanaa ñi rax ak yenn soppi jikko yi ñoo fi nekk moo tax ñu ne léegi foo dem ñu ne HLM même man sama job damay dem ne HLM gars dañ may xoolaat ndax HLM nga dëkk. non mais yow soo ne Barthélémy Dias ne Pala Meng ñooñu ay noble lañ xam nga ñooñu ay noble lañ meluñu ne autorité HLM yi fii ku fi nekk autorité HLM man ma koy wax man de ma part man Julo Fall ku si ne sa bopp nga fi nekkal ak sa intérêt gëmoo waa HLM li ngay bëgg ngay am soo ko passé jeex na da ngay romb ak sa oto nii ngay nuyoo su jeexee jeex nga ñële ay noble lañ ay Pala Samba ak Barthélémy waaw parce que ñoom ñoo gëmul seen bopp man mi Fall de man du ma ko def seq naa ak ñoom ñëpp jàmm waaw mais man loolu du ma daw ci ginnaaw kenn sincèrement nit nag soo gëmee sa bopp moom yenn yi doo ko def soo gëmul sa bopp nag ngay topp ci ginnaaw politicien waaw dafa doon loo xam ne dafa xaw a complexe moom nan ñaan yàlla rek mu sàmm ñu quoi tamit ñun tamit ñu am benn gëm-gëm comme grand bi lu mu ko waxee di sellal set bañ a bàyyi lenn quoi ñu gëm ne feebar bi tamit dafa am parce que majorité sénégalais yëpp gëm nañ dañuy naan feebar mais dañuy douté wu ne feebar bi am nag amul politique la wala du politique non nañ jàpp ne dafa am waaw loolu mooy lu logique quoi même su amul tamit suñu bénéfice lay doon. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp di màggal ñëpp di ziar ñëpp waa HLM waa Dakar rawatina waa Sénégal ak ñëpp ku lukkum. bon en fait man liggéeyuma fii parce que maa ngi Marseille dama ñëwoon fii vacances far mbas mi tax ma toog daal waa di xaar affaire yi ubbi ko waat pour mu mën delluwaat incha allah si kattanu borom. xam nga ren ndeysaan tiit ak njàkkare mooy waral loolu yëpp am na ñoo xamante ne jëndoon nañ seen billet avant lii di am parce que des fois da nga gis ñoo xamante ne dañuy jënd billet 2 à 3 mois avant léegi bu ñu ko jëndee ba nga xamante ne affaire bi am na dootul mën ñoo toog bu fekkee ak frontière tëjaguñ ko xam nga du ñu mën a toog il faut ñu ñëw yàlla mën na leen teg nattu ba nga xamante ne feebar am nañ ko bu ñu ñëwee duñ ko xam il faut 14 jours pour ñu xam ko jamono jooju ñu nekk seen ay njaboot seen ay xarit seen ay wóllare ba jox ko ñeneen mooy dem di dem ba nga xamante ne moo indi kaay yëpp mais tamit benn instant du ma leen ci mere
ndax tam ku nekk tamit bu fekkee tam da ngay dee rek dee sa dëkk la gënal wax dëgg yàlla ku nekk da nga bëgg a dee rek dee sa dëkk say mbokk say am di jàmm say waa koñ tiim la moo gën nasaraan si tiim la ci li ma xam man wax dëgg yàlla. waaw loolu moom xamal la loolu moom loru la bëgg lor ñeneen ñi loolu loru la ba pare bëgg lor ñeneen ñi parce que yow xam nga ne feebar bi bu fekkee am nga ko nga bëgg indi jox ko sa njaboot te dañu ne bul loru wante ti bul lor sa morom laa darara wala dirara loolu la yonent bi wax kon bul loroo pare di loru ñeneen ñi loolu ñooñu wax dëgg yàlla lu ñu def du acte bu noble du acte boo xamante ne acte jullit la wax dëgg yàlla du sax yëf du loolu c'est inhumain loolu la mun waxee c'est inhumain du yëfu nit parce que mënoo jógee nga xamante ni tëj nañ frontières yi nga naan da ngay forcer pour jàll loolu wax dëgg yàlla du yëfu waaw barki dem rek maa ngi woo ñi nga xamante ne ñoom laa dëkkal foofu sa station dem leen woo di leen nemmeeku parce que wax dëgg yàlla nekk àll rek tëju waxuma la nekk àll rek toog di liggéey de tëju rek dafa metti tëju dafa metti gisoo njaboot gisoo wéyjur gisoo dara nga toog si benn 4 coins toog fa rek wax dëgg yàlla dafa metti di leen ñaanal rek yàlla aar leen yàlla sàmm leen te dëgg rek doy leen ci feebar bi ndax wax dëgg yàlla moom Modou moom wax dëgg yàlla moom loo ko gërëmee rek doyul barke Serigne Touba loo ko gërëmee doyul di wax fi tamit yàlla ñu yàlla aar ñu ñi nga xamante ne ñoo ne fii yàlla sàmm ñu ba feebar bi gën ñu sori yàlla gaaw ko fi dindi te moom ñu ko teg mu teg waaw man yàlla xam ne dégg ma sax président ba muy wax démb déglu ma ko mais comme ci li nga wax nii dama la siy tontu man bu état débloqué xaalis duñu ko ñëw duñu ko jox li ñuy am mooy li nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee xëy na tamit day jaar ci consul yi xam ñoom ni ñu koy def loolu maîtriser wu ma ko yàlla xam na loolu maîtriser wu ma ko moo tax du mu ci mën a wax loolu loo xamante ne daal waaw bu fekkee loolu am na moom wax dëgg yàlla te dina dem fa mu war a dem lu rafet la lu rafet moom alaakulaa lu rafet la waaw lu rafet moom lu rafet lay mën doon. alors asalaamaaleykum man Beydi Mbaye lañ may wax maa ngi dëkk HLM 5 villa numéro 2365 alors maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di masawu ñëpp di leen encourager ci mbas mi donc di leen wax que ni nañu respecter instruction yi experts yi joxe parce que nit ku nekk aussi dañ koy bàyyee wàllam ku nekk li nga xam moom nga xam nañ ko nangu. donc comme expert yëpp nangu nañ ne am na ay mesures yoo xam ne war nañu ko jël ngir yàlla musal ñu gën ñu mën a musal ci mbas mi nañu leen déglu ku nekk def li nga war def incha allah yàlla dinañu musal. waaw mais comme partout dans le monde là c'est la même chose c'est la panique c'est la psychose à la limite donc je pense aussi que nit ñi comprendre nañ ko commencé nañ ko comprendre xam nañ ne am na taxawaay bi ñu war a taxaw sama gis-gis mooy que ni ak lu ñu mënti wax nit ñi ngi def li ñu war a def donc li ci des moom mbiru yàlla la et puis ñi war a liggéey ñi ngi siy liggéey puis avec le temps on verra. bu lépp affaire expertise la ku nekk li nga xam moom nga xam bu fekkente ne les experts en matière d'hygiène et de santé ñoom ñoo def ay rapport ay études ñu gis ne que ni pour que pandémie bi ñu mën ko limiter il faut que ñu jël ay mesures d'urgence comme limiter les déplacements. Eh bien, ça va être difficile de pouvoir s'opposer raisonnablement par rapport à ces mesures-là. Maintenant, il ne faut pas que ce soit des mesures qui demeurent longtemps en termes de durée dans le temps. Il faut très rapidement qu'on essaie de réfléchir pour trouver d'autres solutions afin que les personnes puissent retrouver leur liberté, telle la liberté d'aller et de venir. Oh bon. Mesures yu man mënuma wax ci efficacité bi mais li may encourager mooy au moins le fait qu'il y ait des efforts. donc du nekk loo xamante ne nii mun nañ ko ñàkk bañ a gis ñi ngi gis ne effort yi mu ngi fii ñi ngi sensibiliser wu ñi ngi distribuer ay produits ñi ngi informer donc mesures yooyu ay mesures yu baax la. waaw c'est vrai xam nga situation d'urgence la situation d'urgence moom bu amee dañu war a xam ne critère bu nga xamante ne ni moom mooy pousser autorités yi ñu jël mesures yooyu noonu c'est l'urgence. donc su fekkente ne comme ni ma ko wax experts yi dañu jàpp ne loolu mooy nekk mesure yi nga xamante ne nii moom mooy mun a dimbale askan wi ak waa HLM ci mbas mi faaw ñu jël ko wante nag il faut aussi que autorités yi ñoom ci seen bopp ñu qu'il aille plus loin ñu xool bu ñu jëlee mesures yi nga xam te ay mesures contraignantes la ñu. moom laa doon wax ne comme démb président ko déglu ci discours am moom ci boppam xam na ne askan wi soxla nañu ndimbal. donc genre mesure yu mel nii comme
confinement bi ak état d'urgence bi soo ko jëlee ci benn dëkk boo xamante ne nii dafa bëri ay góorgóorlu ñëpp xam nañ ne ñu ci bëri pour ñu am seen dépense dañuy xëy dem taaba ñëwaat seen kër donc c'est bien que président jël conscience que ni population yi peuple bi soxla na ndimbal maintenant nag fu ñu koy xaaree mooy ci modalité yu nga xamante ne nii moom la nar a distribuer ndimbal loolu noonu Sénégal dafa am ay réalités socio-économiques culturelles yoo xamante ne nii comme par exemple tey suñ ko joxee consulat yi wala mairie yi di fa def ay ceeb affaire yu mel noonu am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy préférer toog seen kër dee fa xiif que ñu dem ci mairie yi di fa pour jot ay ceeb wala ay yenn affaire donc réalité yooyu noonu il faut que ñu jël ko en considération par exemple là man je vois dans cette affaire que c'est une occasion définitivement pour une agence comme l'Agence nationale de la statistique de faire un travail de terrain. Par exemple, là, on aurait pu s'appuyer sur les fichiers de Orange. Tout le monde s'est fait identifier, par exemple, là, pour envoyer au moins, par exemple, un montant de 15 000 francs sur chaque personne détentrice d'une ligne. Créer un formulaire très rapidement, la mettre en ligne et demander à tout un chacun de remplir le dit formulaire et puis d'envoyer avec le numéro de sa pièce d'identité et qu'on l'envoie, par exemple, un versement de 15 000 francs pendant un certain nombre de mois. Depuis yu bëri ci àdduna bi def nañ yu mel noonu donc loolu je pense que dina permettre aussi que ñu nga xam ne sax amuñu carte d'identité c'est l'occasion pour ñoom ñu dem se faire connaître à travers les gens. loolu mbiru expert la experts yi wax nañ ba pare wax nañ comportement yi nga xamante ne ni ak mesures yi nga xamante ne ni population yi war nañ ko jël donc ñoom suñu waxee jàpp ma ne mun nañ déglu keneen valablement nañ leen déglu def li ñu wax incha allah yàlla dinañu si musal.